jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës waxtaan mënta am diggante njiitu réew mi Macky Sall ak waay politique yi buñ ci boolewul Khalifa Sall soxna yi ànd ak moom ñoo ni gisee démb nag la ñu doon manifester ca kanamu kaso bu Rëbës ngir nag juróom-benn weer yu mu tëdd kaso moom njiital Manko Taxawu Sénégal. Thiat Simon Guy Marius Sagna bàyyi nañu leen nag gannaaw benn guddi bu ñu fanaan fële ca aéroport bu Ndakaaru ñoom ñooñee nag doon jàppale rek Kémi Séba mi nga xamante ne nag yoon dafa jël ci moom dogal te muy nag génnee ko Sénégal mu dem ca France tey ci suba sax la fa yegg moom moomee di Kémi Séba front anti franc CFA maanaam kuréel gi nga xamante ne nag ñoom ñoo àndut ak franc CFA bi ñoom la ñuy sàkku rek mooy mu dellu siwaat fii ci Sénégal moom njiital ONG urgence panafricaniste amal nee nañ nag daañu amal ab ndaje mu yaatu loolee ca place des nations lay doon jàpp nañu ko kon fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu ne tey nag lañ doon janook taskatu xabaar yi ñoom front boobee gan gi nag Seydi Gassama la directeur exécutif bu Amnesty International bu Sénégal Seydi Gassama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi. ma ngoog kon ci kanam tuuti daañu waxtaanee loolee nag soxal kon génnuk Kémi Séba fii ci Sénégal ak beneen ponk sax bu ci xajee beneen tamit ponk ci biir xibaar yi muy wàllug napp gi rawatina ak napp gi nga xamante ni nii dëppawul ak yoon ñu gis ne nag saa su ne ñu ngi koy def fii ci Sénégal te loolee nag di gàllankoor lu baree bari comme gi ci géej gi ñu ne nag nuñ ci war a taxawee mbootaay gi fayte fële ca Thiès moom daat nay nag jël dogal ci rek di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñooy nappkat yee foofee ci loolee sax tàggat nañu leen bu baax a baax ngir nag ñu xam nu ñuy téye géej gi daañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ma ñu fa teewal wàllu tàggat yaram Afrobasket 2017 jëm nag ci góor ñi sunu gaynde yi démb tàggatu nañu fukk ak ñett ca ñoom teewoon nañu ci stadium Marius Ndiaye ngir waajal Afrobasket bi donte sax nag liste bi génnagul waaye sunu gaynde yi nee nañ xam nañu lu leen di xaar trophée continental bi la ñu bëgg ren ji kon la leen daloon dinañ fexe ba du leen dal ren mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñu tàmbali ko ak soxna yi nga xamante ne nag ñoom ñoo far ak maire bu Ndakaaru Khalifa Sall ñoom nag la ñu bëgg rek mooy waxtaan bi nga xamante ne nag ñi ngi koy mbébét bëgg mu am muy nag ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak waay politique yi nee nañ loolee mënta sotti buñ ci boolewul Khalifa Sall ñoom soxna yooyu nag démb ña ko doon manifester ca kanamu kaso bu Rëbës ngir juróom-benn weer yi nga xamante ni nii moom njiital Manko Taxawu Sénégal am na ko ci kaso bi Cheikh Hassana Fall Abdoulaye Diallo. nii la jigéen yi lëngoo ci ginnaaw meeru Khalifa Sall ñëw tey ngir mettitlu ci kanamu kaso gu Rëbës juróom benn weer yi seen maire def ci ginnaaw kaso gi. Khalifa Sall def na 6 mois en prison donc je pense que léegi na 6 mois dafa doy te situation bi am Sénégal c'est inédit le maire de la capitale ñu yóbbu ko prison réew mi kenn xamul lu muy nuroo ñu nekk ci situation bu gênante. ñoom ñi lay wax lu leer nañ dialogue national mënut am ci réew bi te Khalifa Sall bokk ci. te bu fekkee ne président Barki Dembo Ndiaye da doon wax fee ca tabaski ba naan ay dialogue nañu dialogué nañu waxtaan foog naa mënta commencer sans le maire de Dakar parce que mooy maire capitale bi bu fekkee ne moom jàmm lay woote dialogue lay woote ñu ngi koy wax mu libéré Khalifa ba pare mu teg ñëpp ci table bi sunu Sénégal ñu nekk ci jàmm. ndogal juge bi yore dossier Khalifa jël nekk loo xam ne ñoom ñoo ngi koy dingat bu baax. procédure yëpp jeexal nañ ko. lépp loo xam ne dañ ko war a def pour mu am liberté provisoire lépp def nañ ko ba ci cour de cassation léegi loolu mooy wane ne lii dossier politique la te ñun ñëpp xam nañ nag bu fekkoon ne moom dafa nangu woon liñ ko wax yëpp kon du fi agsi kon nag dossier politique la 2019 nag kenn àggagu ci li laay war a suuli 2019 ko xam kuy fekkee yàlla rek a xam kuy fekkee. ñu taxaw temm ñoom ñëpp doon benn ngir lenn dong libéré seen leader politique doon tamit maire Ndakaaru Khalifa Ababacar Sall. ñu fàttali ni moom moo ngi ci loxob yoon ci lu tollook juróom benn weer. jaajëfal ko Cheikh Hassana Fall sunu gan waxoon naa ko Seydi Gassama la directeur exécutif bu Amnesty International bu Sénégal donte nag Kémi Séba la ñuy waxtaane waaye nag yaakaar naa actualité dab nañu mu soxal Khalifa Sall mi ci kaso bi gis nga soxna yi koy jàppale wax dëgg démb manifesté nañu ci juróom benn weer yoo xamante ni mi ngi ci kaso bi Seydi Gassama ñu gis ni sax mandat de dépôt bi ni ñu ko doon laam-laamee jeex na te ba nëgg ne mi ngi ci kaso bi mu mel ni kon daal am na luy ñuul. waaw xam nga dossier Khalifa enquête bi jeex na depuis très longtemps kon tey
li waroon normalement justice mooy ñu àtte ko wala ñu jox ko liberté provisoire parce que mënuñu wax ne Khalifa amul adresse mënuñu wax ne Khalifa suñ ko bàyyee dina influencer ay témoins dès l'instant que képp ko xam waroon ne déglu ci dossier bi lay déglu ba pare l'enquête est bouclée kon tey soit ñu àtte ko wala boog ñu bàyyi ko mu dem en tant que député sénégalais et je crois que ces militants ont compris mbirum politique la ce n'est pas une affaire de justice donc il faut qu'il crée le rapport de force Abdoulaye loolu la doon def fi ak Abdoulaye ak Abdou Diouf sañ ko dugali ci biir kaso ces militants ils descendent dans la rue ils créent un rapport de force pour ñu bàyyi ko parce que mbir mi politique moo ko laal ñoom sax wax nañu ko ñeent ak mag dañ ko wax ñu ne su bokkoon ci ñoom duñ ko arrêté politique moo ko laal waaw kon c'est à eux de créer les conditions de rapport de force pour que politique génn ci mbir mi ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam te suñu bàyyoon yoon mu def liggéeyam xëy na amoon na liberté provisoire depuis très longtemps parce que député la boo xam dañ ko fal amul tey droit di koy téye ci biir kaso alors que dafa war a dem siège assemblée nationale. dafa war a siège ma ngoog ñu di ko jaajëf lu baax moom Seydi Gassama gouvernement bu bees nag bu Sénégal fii ñu war ko taxawal ñi ngi ci nag ndax njiitu jëwriñ yi tabb nañu ko démb ñu joxati ko rek liggéey ba ak fauteuil ba muy Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag fi mu ne nii sax mi ngi ci gise yi ak jëwriñ yi rek ngir mën a tekk kon gouvernement bi loolee nag ñu ngi koy xaar xëy na yàggatu dara mën naa doon sax ni ki tey ji nag kon liste ba dana génn ñu xam dëgg-dëgg ñan ñoo bokk ci gouvernement bu bees bi ñu des ba tey ci waxtaan wi nga xamante ne nag kon njiitu réew mi Macky Sall nag bëgg na ko amal diggam ak way politique yi ndax nee nañ waxtaan woowee buñ ci xool ni kenn fii la fare mbaa fenn buñ ci xool benn parti politique nañ ci boole ñëpp loolu nag gis-gisu kii fare ci société civile la muy Elimane Kane moom moomee di njiital Lex Africa moom nag ci gis-gisam mooy nguur ak Sénégal rawatina ak Macky Sall dafa war a def rek kéemtalaay kàttanam ba ñu sos gouvernement bi nu mu gën a gaawee waaye tamit pencum ndawi réew mi lañ cay xaar ma ngay bëgg a yàgg lool Mame Birame Diouf. wal ab gouvernement goo xam ne nag képp koo xam ni ci askan wi xam-xamam may na mu matal li ñuy xaar ci moom loolee moo ñor Elimane Kane mi bokk ci société civile bi. pour man gouvernement ñi fa war a nekk mooy ñu seet Sénégal ci pàcc bu ne ministère bu ne ak li muy sayt lu war yore sénégalais yi ñi fi gën a mën a xarañ ñi gën a mën a waxtaan ak sénégalais yi mobiliser leen pour ñu liggéey ñooñu lay war a jël teg leen foofu pour ñu jëmale kër dëkk bi kanam mais ay ñoo foog ma jox ñii parti bi foog ma jox ne parti be foog ma jox ñi toute société civile pour man loolu dafa mel ni rek ab gâteau booy tas te gâteau booy tas nag moo tax li xew ci réew mi xew fi. ci xaarandi ñu taxawal ab gouvernement ak it assemblée nationale gi ñu war a taxawal li lépp nag di wane rek ne am na kon ay institution yoo xam ne jamono ji doxul loolee nag di wàññi doole bu baax état de droit Elimane Kane gisee noone ndaxte kat njiitu réew mi lañ ko jox ci doole dafa bari. assemblée nationale nag daf ni ñoo xam dañu leen a fal comme ni ñu falee président donc kooku warul dépendre ci vraiment gis président moom mu jël temps di xaar saa su ko neex pour convoquer assemblée nationale pour ñu mën a élire seen bureau donc yooyu day di problème yoo xam ne ni wax dëgg fa yàlla Sénégal mu ngi koy sooxee ba tey jii nii. amal ab réforme ci constitution bi sukkandiku ci liggéey ñu amaloon ci CNRI loole it doon lu muy xaar. suñu constitution war nañ xoolaat lu bari par exemple li ñu jox sañ-sañ li ñu jox président dafa ëpp dafa jéggi dayoo moo tax tey bu ko neexee nelaw ba suba ne li tax damay xëy def lii te loolu nag. fukki million ak ñeenti doomu aadama waruñu dépendre ci benn ci kenn nit rek lu ko neex mu def donc war nañu xool na lañ seetaate loolu pour man conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy gérer suñu constitution moo koy saytu ndax jaar na yoon wala jaarul yoon moom mooy installer président moom aussi war na mën a installer assemblée nationale parce que assemblée nationale ay ndawu réew yoo xam ne leen a fal comme ni ñu falee président. gouvernement bi ñuy xaar ñu taxawal ko noonee ñu samp assemblée nationale ci jamono joo xam ne nag ay dossiers yu bëri ñu ngi xaar ñu andi ci saafara. gouvernement bu bees bi ak nanu koy xaaree ña far ak Macky Sall wala bokk ay jege ñaaleem ñu nekk ci Rufisque ñoom la ñuy sàkku rek mooy ay poste de responsabilité jëm nag ci doomu Rufisque ndax ne nañ mérité nañu ko ndax la ñu bëgg rek mooy taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ne foofee askan wa ña ngi koy jànkunteel waaye militants yi tamit nañ leen jox seen gëdd foofee ci Rufisque ñu teewlu ci Adja Diarra Diène moom mooy responsable APR ci Rufisque ñu teewlu ko ak Ousseynou Thiam. département Tëngéej benn ministre. ñaari député ñaari PCA vraiment mënut a conduire le département de Rufisque. président Macky Sall pour mu xam ne
ñun bi mu jógee ci la ñu jóg ba mu soxlaa réew mi dañoo jóg takk suñuy ndigg depuis 2012 ñi ngi ànd ak moom ak suñuy moyen bopp ba fii ñu toog di wax ak yow ñu ngi perte ndax suñuy militant ndax amuñu luñ leen satisfaire. war dëgg yàlla nañu renforcer poste direction yi par Tëngéej ay cadre kese fi nekk mais ay cadre yoo xam ne ñi ngi fi jël seen alal di ko investir ci parti bi te boobu ba léegi gisuñu te taayiwuñu reculé wuñu defuñu leen. niñ koy xoon ci ponk yi muy Thiat Simon Guy Marius Sagna bàyyi nañu leen nag gannaaw benn guddi bi nga xamante ni fanaan nañu ko fële ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom nag ña nga woon foofee rek ngir jàppale Kémi Séba mi nga xamante ni yoon dafa dogal ci moom ñu delloo ko ca France waaye nag mujj nañu leen bàyyi ñu des ci loolee sax ndax front bi nga xamante ni moom mooy xeex CFA gi ñoom nag ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi nee nañ nag daañu amal ab ndaje mu yaatu ca place des loolu fukki fan ak juróom-benn lay doon ci weeru septembre ngir naqarlu nag Kémi Séba ma ñu delloo ca France lu ñu bëgg nag mooy ñu jox ko gëddëm ndax mayuñu ko sax nag fu mu defee ab recours tey jii nag lañ ci doon janook taskatu xibaar yi Mame Biram Diouf. Kémi Séba jëlee ko ci Sénégal yóbbu ko ci réew France kii di Thiat mi nga xam ne nag dañ ko jàppoon sax démb ci aéroport ndax mu doon ñaawul loole gannaaw bañ ko bàyyee ci guddi gi moom ak Guy Marius Sagna jàpp na ne nag kii di Kémi Séba amul leen lu mu def lu dëppul ak yoon. naka la Kémi Séba mu ne nekk menace ci réew mi yorul armée yorul militaire xëccoowul nguur jaxasewul musul sànni xeer musul taal ci mbedd mi lu dul rek wax opinion ak xamal africain yi li mu xalaat ci franc CFA mu bokkook ñëpp ñu bëri bokkook man mii bokkook yeneen i ndaw ci ne franc CFA du dara lu dul yàq li africains yi seen yelleef ak seen ak seen moomeel seen bopp. Il est arrivé en France ce matin, il nous a appelé pour nous dire qu'il se portait bien et qu'il était avec la famille. Nous sommes perturbés, justement comme je vous dis, perturbés parce que les enfants sont au Sénégal et les enfants et moi sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal et nous sommes dans notre pays. Didier Awadi mi ñëw nag ngir jàppale famille bi ak it ñi di amal xeex gi nee na du ci dellu gannaaw. massawu organisation massawu ñëpp ñi fi teew massawu Afrique parce que li xew Sénégal teg nañu gàcce ñun Sénégal teg nañu gàcce parce que dàq na africain boo xam ne da doon xalaat pour bànneexu bépp africain. CFA monnaie bi France ko créé depuis colonisation CFA ngi fi est-ce que France dina nangu moom monnaie ñu koy defaree Allemagne moo ko occupé woon est-ce que moom dana nangu mu am xaalisam ñu denc ko Allemagne tey. am na nag manifestation yu bëri ñu na ma amal ci réew mi bokk na ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru septembre ndaje gañuy wote ca place de l'Obélisque. franc CFA dañ koy waaj a dévaluer maanaam dañuy waaj a wàññiwaat dooleem ku doon fayeeku fukki junni juróomi junni lay doon la doon jar juróomi junni day jar bu boobaa fukki junni. mu soxal Kémi Séba ma ñu delloo ca France Seydi Gassama ni nga ko gisee kon yoon jël na ci moom dogal delloo nañu ko ca France moom Kémi Séba gannaaw nag xeex gi mu doon xeex franc CFA bi yow noo jàngatee expulsion bi maanaam delloo ga. waaw yoon jëlul benn dogal ci moom dogal bi ci ministre de l'intérieur la jógee ak ci gouvernement Sénégal ci kaw ay argument yoo xam ne teguñu ko fenn parce que li ñuy wax mooy dafay menacer ordre public. ndax manifestation bi nga xam ne bëgg na ko def le 16 waaye manifestation le 16 boobu balaa ma koy def mais dina ñaan autorisation afin dina ko déclarer préfecture Dakar préfet dina ci wax dina ci dogal balaa ma koy organiser kon kooku naka la ñuy wax ne day perturber ordre public ci koo xam ne bëgg na organiser manifestation boo xam ne mais dina ko déclarer kenn du organiser manifestation ci biir Ndakaaru ci biir Sénégal te doo ko déclarer kon di anticiper dinaa day troubler ordre public alors que moom war na déclarer manifestation je crois que wax ju jafe yennul maana deuxièmement ñu ne wéy daf fi nekk di attaquer ay chef d'état étranger je crois que Thiat wax na ko problème opinion la Kémi Séba lu muy def mooy joxe opinion lu mu xalaat par rapport au franc CFA ni ko ñeneen ni tamit ñi nga xam ne ñoom ñu bëgg franc bi di koy wax ki nga xam ne nag yëkkati nga sa baat wax ci franc CFA moom am na droit jox opinion am ci li nga wax
ndal débat la débat contradictoire ngay chef d'état ngay citoyen ordinaire ku ci wax moom am na sañ-sañ yoon may na ko sañ-sañ pour mu wax xalaatam ci li nga xam ne moom la kële wax kon expulsion bi teguñu ko fenn lu dul yoon dafa dogaloon ne li mu def jarul ñu koy tëj kaso loolu neexu leen ñu ne xaar léegi ñu génn ko ci réew mi mais également est-ce que yoon ni nga ko waxee bu ko mayee sañ-sañu tamit mu wax xalaatam est-ce que may na ko sañ-sañu mu def la mu def li waraloon sax duggub kasoom muy lakk bi ñëpp di gis. xam nga problème bi mooy toujours mooy comme franc CFA nga franc CFA avant ñu jël indépendance sax nga nekk la tuddoon franc des colonies françaises d'Afrique tey France ci boppam bàyyi na franc France ñoom dañ ko bàyyi ñu ñu accroché wu ci franc waaye France ñu son ba bàyyi nañu franc ñu ngi ci euro. alors c'est la même chose pour certaines lois am na loi yoo xam ne fii mais bi fii tubaab yi di demee lañ fi bàyyee code pénal bi ñu recopier ko tey soo demee France délit yooyu yëpp nekkatul délit yoo xam ne tey soit dafa disparaître wala boog délit boobu taxul kenn di tëdd ci biir kaso tey c'est exactement le cas de ce délit là taal billet de banque am na benn artiste bu ko defoon France dara fekk ko ci France tey nekkatu fa kon ñi nga xam ne ñoom ñoo tegoon délit yi fii di ci tëj suñu maam yi tey ñun ñu ne délit yooyu dañ ko fi bàyyi di ci noot suñu propre askan je crois que loolu vraiment gàcce bu rëy la waaw ndem si yàlla Latif Guèye daf ma waxoon benn bés nee na ma gis nga gasama état bi dafa banaliser kaso léegi mu ne bu njëkk bi suñu jàpp nit Waalo wala Bawol di ko yóbbu Ndar su fekkee Pontfrédéric day tëb mu xaru nda bañ rek dugg kaso ndax kaso gàcce la woon mais code pénal bi ñu fi bàyyi tey bi fi colon yi tegoon moo dem bi banaliser kaso te nguur gi ci tànk yooyu la ñu continuer ba tey. noo jàngatee délit boo fi def Sénégal rek ñu yóbbu la ci biir kaso tous les délits yi nekk ci code pénal un par un boo ci def rek yaa ngi tëdd kaso wax ma sa crime mais délit da ngi tëdd kaso. noo jàngatee également anam bi ñu ko génnee ndax duñ ne guléet la du njëkkewuñu ko gis nañu Sénégal saa su ne ni ñuy faral di génne nit ñi di leen expulser ci seen i dëkk ak yooyu mais lu aju ci Kémi Séba noo jàngatee expulsion bi. parce que bu ñu xoolee sax am na ñu naan dañ ko bëgg rek xool sax zone yi nga xamante ne nii franc CFA ma nga fa ñu génnee ko ci zone yooyu yëpp. waaw xam nga d'abord acte bi nga xam ne moom la ñu posé acte bu illégal la ndax yoon dafa may képp ko xam ne dañu la bëgg a génne Sénégal état am na droit génne ku nekk ci biir réewam su dee def na délit su dee mu ngi def comportement boo xam ne dëppawul ak loi réew ma waaye dañ ko war a teg ci yoon ki ñu war a expulser yoon may na ko su dee d'accordul dafa yaakaar ne ñu ngi koy xaañee akam mu def recours ci cour suprême te recours boobu day nekk suspensif loolu moom nag ak Sidya Bayo. délai ba tam dañ ko dem na cour suprême. mu def recours bi ko cour suprême rejeté mais dañ ko génne réew mi mais comportement bi ñu gis dëmb ak bi ñu gisoon ak ku koy Samba Sagna bi ñu gisoon ak Makayla Ngebla dafa doy waar. xam nga bu njëkk ba police xam nañu ne dañu la war a notifier arrêté d'expulsion bi. au moins 48 heures pour nga mën a def recours dañu daan ñëw vendredi ñu defal la notification xam nga samedi ak dimanche mënoo def recours loolu la ñu doon def jamono Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade waaye jamono Macky Sall moom il ne s'encombre même pas de ces fioritures là dañuy ñëw jour bi nga xam ne bëgg leen expulser andi la arrêté bi dugg la ci biir oto yóbbu la aéroport mais loolu comportement ban état la état bu mënul respecter loi yi nga xam ne moom moo nekk en vigueur dans son propre pays. état boobu du état bu responsable. su ma la déggee c'est un état dangereux pour les citoyens. su ma la déggee kon mu mel ni sax délai ba dañ koo jalgati kon ñaata lu ñu war a appal nit ki bu fekkente ne dañ ko war a génnee. mais minimum 48 heures war nañ ko may pour mu def recours minimum mais li ñu gis depuis quelque temps mais dañuy ñëw le même jour mais notifier la ko dañ leen ñëw rek ñu la kaa ñu dem waaw am nañu ordre pour génne la ci biir réew mi yóbbu la aéroport c'est comme ça qu'il se comporte. loolu la ñu war a ñaawlu wax ñu ne état amul ne sañ-sañ génne ci biir réew waaye état de droit day topp yoon te loolu war ñu bàyyi régime bi di continuer ci loolu la ñu dénoncé woon ci Koukoy moom la ñu dénoncé tey. lu ko mën a xaar tey ca France est-ce que sax France nekkul ci gannaaw expulsion bi. mun naa wax ni lan moo ko mën a xaar foofu ak anam bi ñu ko yóbbee nii fi mu ne. mun naa wax ni ci état France am na ñoo xam ne yéen a kontaan nañu ni ñu ko génne Sénégal mun naa wax sax ci biir Afrique am na chef d'état yoo xam ne
xëy na kontaan ñu ko génn ci biir Sénégal mais France état de droit la ñu ragal ñu torturer ko foofu ragal ñu rey ko foofu ragal ñu xaañ ko liberté d'expression foofu yooyu ci Afrique fi la amee mais en France amu fa donc amuñu benn préoccupation te yaakaar nañu ni que débat bi nga xam ne moom la lancé débat bi dina continuer c'est pas parce que dañ ko génne Sénégal. est-ce que dina moo tax du continuer. effectivement est-ce que sax dina mën amati possibilité ni nga ko waxee nii pour combat bi mu doon mënee mu mën ko yeggale foofu wala boog mu mën ko yeggale feneen. est-ce que amati na freiné wuñ ko quelque part àndal fii ci biir Sénégal ak beneen ak fu nekk combat bi day continuer et puis dama la koy wax nous on a introduit un recours à la Cour suprême parce que nag dëmb avocat bi mais def na recours ju ko huissier dem ci police des étrangers à Dieuppeul ñu bañ ko jël mu dem police des étrangers bu nekk aéroport ñu bañ ko jël parce que xam nga suñ ko jëlee rek dès cet instant là mënatuñu ko expulser mais dañ ko bañ a jël kon tey yóbbu nañ ko Cour suprême dañ fa continuer pour Cour suprême dogal ci mbir mi et que Kémi Séba mun a dellu fii ci biir Sénégal en tout cas Cour suprême su dee loi lay doxal war na annuler décision bi pour que Kémi Séba revienne au Sénégal. mais est-ce que tamit bu ñëwee Sénégal lan mooy ëllëgëm ci combat bi nga xamante ni moom la porté parce que duñ ko xëy na maye fu mu yàq nàkkam fii ci Sénégal bu ñu xoolee tamit yenn zone yi ci Afrique yoo xamante ne ni CFA bi mi ngi leen soxal ba tey ñooñu bëgguñu ko mel ni Kémi Séba seen réew est-ce que loolu également dina jëmal kanam xeex bi muy xeex. xam nga ñun suñu problème du combat Kémi Séba. ñu en tant que Amnesty Ouattara ak yeneen. xeexuñu français fa du suñu mais pour àqam ak yelleefam parce que quelle liberté d'expression boobu problème mooy c'est droit àqam ak yelleefam suñ ko nar expulsé nañ ko bàyyi mu exercer recours bi nga xam ne moom la ko yoon maye deuxièmement liberté d'expression ak liberté d'opinion mënuñu ko xaañ mënuñu ko xaante kenn mënu wax tey que Kémi Séba def na ci biir Sénégal loo xam ne dafa dëppul ak loi Sénégal ndax su dee billet bi mu lakkoon la tribunal daf ko bàyyi n'est-ce pas su dee opinion yi muy exprimé la ni ñu génn ci franc CFA mais CEDEAO loolu lay woote monnaie unique da nga def ne Ghana ak Nigéria nañu nangu dem ci monnaie unique di jël monnaie coloniale bu France mais duñ ko def kon te opinion yi muy exprimé opinion yi mënuñu wax day yàq relation diggante Sénégal ak benn réew te loolu kenn mënu ko xaañ donc li nga xam ne moom la nguur gi def c'est une forfaiture ku ko ñaawlawul da nga bëggul réew mi. expulsion répétitive yi ñuy faral di nemmeeku léegi. fii ci Sénégal est-ce que loolu du dem ba image yu Sénégal mu mais c'est Sénégal nekkoon na réewum teranga jamono Senghor képp ku amoon problème Afrique fi nga daan ñëw laxatu waa Haïti waa Afrique du Sud waa colonie portugaise fii moo nekkoon terre d'accueil terre de teranga dëggantaan jamono yooyu la Abdou Diouf ñëw na jéem a doxal loolu Abdoulaye Wade pendant 12 ans génnewul kenn fi ci biir Sénégal. te ñaar ñi nga xam ne sa Macky Sall daf la génn Sénégal nekkoon na fi jamono Abdoulaye Wade muy Makayla Ngeb la ak Kukoy di def li ñu war a def Abdoulaye toléré leen bàyyi leen Macky bi mu ñëwee mais daf leen jël yóbbu leen dax leen. parce que tamit li ñuy faral di seetlu mooy ñu ngi ko wax rek noonu presque daanaka ay daw làkku la ñu doon génn dem ci meneen réew waaye bu ñu demee tamit dañuy xool ni réew ma bu ñu fa nekkee xëy na réew may doxee la ñuy ànd ak réew ma di dox ak noonu waaye léeg-léeg tamit ñu seetlu ñu def safaan wala tax dañuy ñëw xëy na xeex ba ñu daan xeex feneen ñu jàpp ni fii territoire la boo xamante ne tamit war nañ ko fee mën a yeggale est-ce que loolu aussi bokk na ci. xam nga loolu mooy démocratie c'est pas parce que nit ki gan la moo da nga ko war a xaañ ak yelleef su dee loolu la du ñëw Sénégal su dee loolu la waa Afrique du Sud waa Haïti ak ñeneen du ñëw Sénégal ci jamono Senghor da ngay dem ci réew boo xam ne yaakaar nga ne say ak sa élève duñu la ko xaañ Sénégal nag image boobu la daan joxe ci àdduna ci jamono Senghor jamono Abdou Diouf jamono Abdoulaye Wade malheureusement ça a commencé à changer et loolu waruñu ko nangu ndax loolu mooy maanaam carte postale Sénégal réewum teranga waaw du réew boo xam ne day la naan soo ñëwee na nga noppi mais loolu da ngay dem wut benn da ngay dem kat toog ci benn réew bi nga xam ne sa droit fan lañ ko war a respecté. rassemblement waa Y'en a marre gis nga ko sànq ci ndoxteelu xibaar yi ñu ngi koy waajal di nga fa teew. absolument man naa fa teew parce que je pense que li nga xam ne moom la ñuy xeex mais bokk na ci mission bu organisation dam ko jiite xeex liberté d'expression xeex pour liberté d'opinion xeex pour que doomu Afrique bu ñëw ci biir Sénégal. vraiment dama rus suma diggéey ay nit ci biir nguur gi naan français la c'est pas parce que dafa am passeport français moo tax muy français tubaab bu ñuul kung bu tubaab bu xong mais kooku du fi nekk di xeex français il est né en France mais c'est un africain loolu moo tax mu ñëw fii kon nekk fi di naan na dellu ci biir réewam et cetera dégg na ay propos yoo xam ne dafa rafetoon ay homme politique di am ay procès xénophobe dafa war a dellu réewam mais loolu dañ ko war a ñaawlu mënuñu woote Union africaine ba pare de tenir ñeneen propos yi contre des frères africains ici au Sénégal waaw
Kémi Séba il n'a violé aucune loi au Sénégal dàq bi ñu ko génnee Sénégal c'est parce que Macky Sall il est allergique à la critique buggul ku ko critiquer xalaat ne ñoom Ouattara ak ñeneen n'est-ce pas ils sont exactement comme lui su leen Kémi Séba critiquer fii dañ koy mere mun xaaral ma génn ko ci réew mi loolu rek la. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty International fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wisi bi xibaar yi ñu wéyal ko dem ba diwaanu Thiès wax nag ci napp nga xamante ne ni dëppul ak yoon ñu gis ne nag lu ca bari dafay indi gàllankoor ci géej gi tey ji tax na ab mbootaay nag bu fare ci réew yi fare Afrique sowu-jant ma nga foofee ca diwaanu Thiès di tàggat nag nappkat ya ngir nag ñu bàyyi xel bu baax a baax xeetuk napp googe nga xam ne baaxul benn yoon ci jën yi ndax duñu may sax jën yi fu ñu màggee Cheikh Anta Diop Sey Latir lu toll ci juróom benn fukki junni nit dañu ngi yëngu lu jëm ci wàllu napp gi ci biir géej gi muy pêche artisanale waaye nag ñu ci bëri de ñu ngi ci yëngu waaye amuñu ci benn xarañ gi wala nag seen tàggat des na lool tax na nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu napp gi toll nañu ci ñeent fukki nit ak juróom bokk nag ci ay kuréel ñu indi leen doon leen tàggat ngir nag fexe ba nu gën a mën a xarañ dugg ci géej gi ngir mën a nag napp ci nappin bu sell yàqanal géej gi. napp mi dafa am solo trop ci Sénégal rawatina napp cosaan ndaxte ñetti cër yu ñuy yebbi fii ci napp mi ñaar ya ak lu tegu napp cosaan ne ko indi gis na nit doomu aadama yi ci yëngatu seenub lim foo ko natt rek weesu na ko waaye ñu gis nit moo ñu jox ñam bu ñu dundee ndaxte doomu Sénégal bu ne li nga xam ni moom la ñuy jàpp ci chiffres yu mujj yi mooy dana dunde lu mu néew ñaar fukk ak juróom-ñeent ci luy bàyyi ko ci géej at mu jot ba pare ñu wëlbatiku nag ni napp mi ci boppam maanaam mbir la boo xam ne day boole ay doomu aadama. pêche artisanale nag di napp gi nga xamante ne nag yenn ci ay nappkat dinañ ko amal fii ci réew mi dafa mel ni nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk kuréel gi nee nañ kilifa yi de daanaka dañu ko woyofal lool ba tax na nag ñoom sax ñu ngi ciy sàkku ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yi ñuy doog a fal ñu nekk ci assemblée nationale ñu nag càmbar bu baax jafe-jafe yi nga xamante ne nappkat yi am nañu ko ñu wàcc nag ci tefes gi waxtaan ak nappkat yi. li nga xam ni moom laay séntu ci député yi mooy député yi ak ku leen fa mën a yóbbit député askan wi la bu ñu defee seen liggéey rek kenn dootu xam fu ku leen fa yóbbu li ñu xaar ci ñoom mooy yaakaar nañu leen ginnaaw yàlla ak yontu ba ngir ñu wàcc ci askan wi waxtaan ak ñoom xam napp cosaan xam ay jafe-jafeem ak lu mu soxla yóbbu ko ca penc ma ba napp mi ci boppam nguur yi gën ko jox fulla comme ni ñu ko joxee fulla ngir que napp mi gën a sax dàkk loolu daal séntu nañ ko ci ñoom. di lëkkaloo bu fas yéene am ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor kuréel gi ñi yëngu ci wàllu napp gi ak nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi yor bànqaasu napp gi ak député yi nee nañ daañu boole seen doole fexe nag ba aar géej ba nag jën dootul manqueti ci suñu waax yi wala nag ñeneen duñu jógee ci bitim réew di ko napp si. gannaaw Thiès ndax géej statut Faidherbe boobee fa daanu woon nag nee nañu ngelaw lu métti la fa amoon ànd ko taw moo ko daaneel moo tax statut boobee fi mu ne nii ma nga ñu yóbbu ca groupement mobile d'intervention di xaar nag ñu defaraat ko ba mën kaa delloo fa mu newoon directeur bu patrimoine fa fee ca Saint-Louis ma ngay nag sàkku ci askan wa ñu jox gëdd bu baax a baax li nga xamante ne nii moom mooy taarixu réew ma bu ko kenn kon salfaañe loolee nag di kàddoom Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaanu Ndar Géej. coow lii bari woon lool ginnaaw ba statut bu Faidherbe ba nërmeeloo ci bisu juróomi fan ci weeru septembre ci atum 2017 bile boobu ba léegi nag statut bi nekk ci place Faidherbe ñu mujj ko jël ci diiru fukk ak juróom ci ay simili yóbbu ko ca groupement mobile d'intervention. waaye laaj bi mooy lu waral statut bi daanu ak lan mooy jafe-jafeem. yëkkati ko xool li tax mu daanu gis ci ay mbir yu bari yoo xam ni wane nañ ko ci. mooy weñ gu xoomaax ba lemu daanaka fañ ko defoon mooy xam ne dañ ko tabaxoon def ko béton muy béton ba tamit dem ba mujj ak humidité bi mu mel ni luy ruus. directeur national bu patrimoine bi mu ñëwee ci diwaan Ndar Géej nag yëkkati nay kàddu xam ne ni Ndar moomeelu àdduna bi la te itam yi nga xamante ni dañ ko fa taxawal ñëpp dañ ko war a sàmm. dëkk bi ni mu bindoo ci île bi tabax yi ni ñu ko defaree woon loolu lépp la ñu xool muy mandargaayil démb. ñu jël ko def ko patrimoine mondial. jigéen ni lii daanu na te ku xam statut bi xam ne statut bi ak gouvernance bi ak pont Faidherbe bi ak place bi ci boppam sax loolu yëpp dafay mandargaal Saint-Louis démb.
statut Faidherbe daanu waaye nag dañ ko defaraat ci ay fan yu néew. technicien ak spécialiste yi jàngat nañ ko def nañ ci ay seen dugal nañ seen xam-xam ne nii ak nii bu ñu ko defee dinañ ko war a mën a defaat statut bi nag ci boppam moom dara jotu ko mais fi mu jóge woon daal ak la ko téye woon moom moo yàqu ba mu daanu léegi nag loolu yëpp danañ ko xoolaat bu ñu ko xoolaatee liñ ci spécialiste yi wax ne moom lañ ko doon a def pour defar ko ñu defar ko waaye fi ñu toll nii moom dañ ne den nañ ko yëkkati fa mu ne indi ko fii ci Rognan Sud. statut bi nag jamono bañ koy yëkkati ci place Faidherbe jëmale ko ci groupement mobile d'intervention askan wu bare teewe woon nañ ko waaye yëkkati biñ ko fi yëkkati du yàgg ñu delluwaat ko fa bu fekkee ni tënku nañ ci kàddu ki nga xamante ni mooy directeur bu patrimoine. ñu àddu ci lël bi ñu amuloon mu soxal nag téere yi nga xamante ni dañu koy jaarala ci xarala yi loole nag ñu ne lu am solo la ci tolluwaayu jamono rawatina ak xarala yi fu mu toll ndax loolee dina dimbali lu bare bari xale yi ñuy gën di gëstu waaye tamit leneen wax nañu ko téere yi nga xamante ne dañu koy dexañ ci xob loolu tamit lu am solo la. Seydou Nourou Ndiaye moom mooy nag directeur général bu Papyrus moom mooy sàkku rek téere yi nga xamante ne dañ leen di imprimer ñu bañ koo bàyyi gannaaw. Aminata Mbaye Sow. ay bindkatu téere ak ñi publier ay téere di amal ab rencontre loole luñ ci jublu mooy xalaat ci yan anam la ñu mën a fexe fii ci Sénégal ñuy jaarale téere yi ci numérique bi maanaam ci internet bi wala yeneen moyen. léegi nag nouvelle technologie dafa am développement ba nga xam ne léegi daanaka sax auteur buy ñëw dootul indeeti këyit bu ñuy tappe léegi da lay indil ci kale. ñun sunu priorité tey mooy ku nekk ku yeewoo ci réew mi mën bind mën jàng mën ko nafar. tey jii nii bari na ay histoire yoo xam ne dañu koy jot ci WhatsApp wax naa leen sànq histoire Toto par exemple loolu bu ñu ko jotee ay minutes lu ñuy lire la rek lu ñuy lire la waaye la ñu war a mën a xam tamit moom mooy téere bi sama papa mi am juróom-ñetti fukki at muy Les Misérables doon lire ak téere bii di Les Misérables bi sama doom am fukki at ak ñaar di lire sama papa doon ko lire ci format papier sama doom ji di ko lire ci tablette am ak ci téléphone am benn livre bi la. ñu jàpp ni fi mu toll ni àdduna bi moo ko laajte ndaxte xale yi sax internet bi la ñuy gën a jëfandikoo loolee war na tax ñu jaarale foofu livre yi ngir ñu gën a lire. internet xale yi sax dañoo liiratul livre far ñoom ñëpp boo leen gisee ñu ngi seen ordinateur ñu ngi seen portable ñu ngi WhatsApp ñu ngi fépp kon nag léegi dañu leen war a rejoindre ci leen univers bi daal moo xew nag duñ ci dugg nag bêtement comme ça mais léegi daal ñu ngi xool parce que tam ay entreprise commerciale lañu ñu ngi xool lan lañ ci duggee ak lan lañ ñu mën a apporter. bu ñu ko jëfandikoo danañu mën a yóbbu fépp fu ñu bëgg li ñuy bañ moom mooy ñu jël ko rek def ko ay fowikaay ak yooyu mais livre numérique daanaka lu mënta ñàkk la. waaye loolee nee nañu dañu jàpp ne du priorité fi ñu toll ni ku ci mel ni Seydou Nourou Ndiaye jiite maison d'édition bi di Papyrus Afrique moom mu jàpp ne lu ñu war a taxaw kay mooy xeex analphabétisme bi am fii ci Sénégal su ko defee ñëpp mën a jot ci livre yi ba di ko lire. ma ngoog kon liste bi mujj na génn ci wàllu tàggat yaram ñeel nag basketball Afrobasket 2017 bi jëm ci góor ñi fii ci Sénégal ni ñu ko waxee liste bi kon génn na Sangone Niang kon moom moo bokkul ci boobee liste ak Han Dalméda mi nga xamante ne nag dafa am blessure waaye nag ni ñu ko waxee sunu gaynde yi sànq ci ndoxteel li jot nañu tàggatu démb ci stadium Marius Ndiaye ngir nag waajal jongante boobee bu baax a baax fukk ak ñett ca ñoom sax teewoon nañu nee nañ nag xam nañu li leen di xaar ndax ren ji trophée continental bi la ñu bëgg leeral lekk Cheikh Sadibou Diarra Hadiata Lamartien. ay tiir ay càmbaraat système de jeu ak jongante ci biir parquet Marius Ndiaye bu bees bi amul lu gaynde basket yi bàyyi te ñaari fan rek des ci seeni match bu njëkk ci Afrobasket 2017. wàccaay bi ñu ngi ci di liggéey affaire yi nànk-nànk rek xam nañ ne pareeguñu à 100% mais mën nañ ne su match yi commencé dinañ jéem a def suñu kéemtalaay kattan pour wàññi erreur yi ba nga xam ne su match qualification yi jotee dina fexe au moins ñu xaw a ñu pare comme ni ñu ko bëggee. li soxal gaynde yi mooy yóbbu ndam lii góor gi si Dieng ñoñam dogu nañu ngir rek juróom-benneelu titre championnat d'Afrique. pour jël ko dafa am ci yoon boo war a jaar te yoon yooyu match après match la
xam nañ ne format bi pas bëriwul match trop donc à nous ñun ñoo war a concentrer sur le maximum match bu nekk ñu jël ko comme final xam ne du yomb te amul sous-estimé muy Angola di Nigéria di Centrafrique di Afrique du Sud match yëpp de la même façon lañ koy jëlee xam ne su ñun rek la dépendre suñ ko bëggee gagné ñun ñooy nekk ay gaynde si terrain bi wane fulla ak fayda incha allah yàlla may ñu def. fukk ak ñetti gaynde yu tàggatu ak tàccu supporters yi ñi fi nekkoon tamit champion d'Afrique teew nañu ngir rek gën a yokk leen jom mu nekk seet si nemmeeku bu leen amal solo bu baax. ñoom ñu ñëw ba fii si terrain bi expliqué nañu ñoom nan lañ def yoon bi ñu jël ñu jox ñu ay conseils baax na si trop ñun loolu source de motivation la dinañ jéem a inspiré wu ci loolu pour incha allah jéem a def comme ñoom. Porfirio Fisac de Diego di entraîneur bi bu tàggatu bi jeexee la dem wante joxewul liste bi mu fas yéene def ko rek fii ak bi Sénégal di dajeek Afrique du Sud ci ajuma ji bu juróom benn waxtu tegee fanweeri simili. mu ngoog kon liste boobee mujj naa génn Hadia Talla Afrobasket bi sax ni ki aljuma bi la fas yéene tàmbali mu soxal kon góor ñi ci Afrique ñu yegsi ci njeexital li laata ñuy tàggatoo ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéene kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall mu taxaw ak Boun Abdallah Dionne ñu àndandoo di yëru aw këyit photo bi moo nekk ci xët mu njëkk la Soleil journal national bi nañu gannaaw ba mu démissionné moo ko gouvernement am keroog talaata démb la ko président Macky Sall tànnaat defaat ko premier ministre bu Sénégal Mahammed Ibn Abdallah Dionne reconduit noonee la ko Soleil national bindee Sud Quotidien nañu tey jii ci la lépp di leere ne gannaaw ba ñu ko tànnaatee takkalaat ko ndombal tànk premier ministre dellawaat ko primature moom Mahammed Ibn Abdallah Dionne ñeneen ñi war a dégg ministre ci gouvernement bu yees bi ñuy taxawal ñee tey jii lañ leen di xam Mahammed Ibn Abdallah Dionne mi Macky Sall tànnaat defaat ko premier ministre bu Sénégal l'Observateur di ñu leeralal ana lan moo ko waral bi leen yéenekaay bi ci nguurug Macky Sall moom Mahammed Ibn Abdallah Dionne mooy ki fi gën a yàgg ne premier ministre bu Sénégal ngoram doyloom dégg ndigalam ca waxteem maanduteem ak xarañteem bokk na ci li tax président Macky Sall taamu ko aw doxalinam l'Observateur nañu boo koy gam-gamle ak doxalinu Abdoul Mbaye ak Aminata Touré yi ma sa doon premier ministre doxalin yi dafa mel ni yàlla ak yàlla yi woote présidentielle 2019 yi ñu dëtmal nag yéenekaay bi nañu moo nar a doon défi bu mag ci moom Abdallah Dionne enquête yéenekaay tudde ko l'homme du président xam-xamam ci liggéey ak xerañteem ci wàllu politique bokk na ci li ko dooleel ba tax Macky Sall du ko weccu ak dara réew mi quotidien xëy ko tuddee moom Boun Dionne ndaanaanal PS mu di plan Sénégal émergent le quotidien ak direct info di ñu jàngatal li tax Macky Sall jëlaat Dionne defaat ko premier ministre ñoom ñaari journal yépp jikko ju baax ji ñu xam ci moom la ñu jàpp ne moo waral Macky Sall tegaat ko ci primature Walfadjri xëy ñu wax li tax ba kerak moom premier ministre ba mu démissionné ca talaata ja kenn tabaatu ko ci saasi lu dul bàyyi ba ci ëllëg sa ñu koy soog a takkalaat ndombal tànk PM dafa am ay téq-téq yu ndaw yu ci laxasu woon ci ni ko journal bi waxee libération nañu démb président ak PM amal nañu gise bu yàgg ñeenti waxtu yi la mu toog nañu ko di waxtaan ñoom ñaar rek kenn raxu leen ñu nekk ca palais ba di diisoo ba 10 heures ci guddi ña nga lëlu di waxtaan ci gouvernement bu bees bi ñu war a taxawal gouvernement boobee journal bi nañu tey ji la ñu koy taxawal tey ji ca la ñuy xam kan ak kan mooy doon ministre Macky Sall jox na Dionne liste ba waaye libération nee nañu liñ ci mën a jàppandeegum daal mooy dana bari ay surprise la si ne kay nañu gouvernement bu yees bi ñu war a taxawal ci réew mi kenn tanewu la ci ñan ñoo cay nekk kenn xamul ba fi mu nekk nii ñu coy doon ministre ak ñu ca dul doon ministre Macky Sall dafa verrouillé lépp tëj ko ràpp ba dara seennu ci moo waral ba fi mu nekk nii kenn xamul ku ciy bokk ak ku ci dul bokk li ñu xam daal moo di dana am ay ministre yu yees dana amit ay ministre yoo xam ne Macky Sall dafay séddoo ak ñoom ab yóbbal Sénégal séddoo na ak Kémi Séba ab yóbbal l'Observateur moo ñu ko wax moom franco-béninois bi ñu tuddee ab activiste Stelio Gilles Robert Capo Chichi ñu gën koo xam ci turu Kémi Séba juddu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar 1981 ci Strasbourg ministre intérieur moo defub arrêté ngir ñu génne ko ci réew mi delloo ko France li ñu ko bindal ca këyidoo moo di ak nekkam ci Sénégal mën na fa indi trouble à l'ordre public les éco nañu démb la ñu ko fekk këram buubal koy kalma njangaanam mbogo ko yóbbu ko police des étrangers ca jëppal ba ñu ca noppee ca la ñu ko yóbbu aéroport dugal ko ci avion Corsair delloo ko ca France démb nag yéenekaay bi nee nañu tàngoon na jër ci aéroport Léopold Sédar Senghor ba ñuy expulsé Kémi Séba Tchad ak Sima bu Y'en a marre ak Guy Marius Sagna ya fa demoon doon jàppale ji Kémi Séba dañ leen a teg loxo Vox Populi nañu activiste yi ci Sénégal seeni mbir seddul ndax tëbal nañu Kémi Séba Tchad ak Simo ak Guy Marius Sagna ñu teg leen loxo arrêté leen Kémi Séba ay 2 heures ci ngoon maanaam ci tisbaar ji ci la ñu ko yóbbu aéroport ay minuit la ñu ko dugal ci avion delloo ko Paris Le Quotidien nañu teraanga ji fii lay yam ci Kémi Séba Le Témoin nañu neexul ba neexul waaye Macky Sall kenn du moom ci wàllu expulsé waate buur la ci ne Kémi Séba mi ñu
expulsé démb delloo ko France da ko mujj rek waaye njëkkee wuñu ko expulsé nañ fi Makayla Ngebla expulsé fi Kukoy Samba Sagna expulsé fi Toumba Diakité ak Cheikh Sidiya Bayo yéenekaay bi dañu teranga ji ñu xamee woon Sénégal dafa gën a gàll góose ci jamonoy Macky Sall. ñu koy jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it cant ngërëm ñeel na leen ñoo ngi leen di ñaanal kenn daluk jàmm te di ko sàkku ci yéen.